katina busub xaraday bu ñëwee ku tiitul doogor turbine yéene kaay dama busub tiit bu jotee it ku tiitul daanaka doo nit la am ca Guinée war na tiital ñëpp yéene kaay des médias bi ne ma coup d'état de la ñu narati woon ca réewum Guinée Bissau président ba ambaloo di dalal xel yi ne am na ñu bëri ñoo xam ne faatu nan waaye sant yàlla nguur gi rëppeelul vox populi xam le ni moom ambaloo day ak coup d'état la daal di rëccee xam le ni situation ba mi ngi ci contrôle moom jiital Guinée Bissau ne ak coup d'état la boo xam ni waajal nañu ko mi ngi bàyyeekoo ci dogal yoo xam ni jël na ko façon yéene nag tegi daan képp koo xam ni da nga fay jaay si neebar waaye tam ngay jëfandikoo ger amul waaye bakkan yafaroot sakkan na lool direct news ne CEDEAO ci boppam ñoo war a xoolaat seen bopp te xam ne coup d'état yi mi ngi bëgg jéggi dayoo CEDEAO ma nga xam ni mooy artu saa su nekk mi ngi seetaan takk der yi di jël nguuri te mënu ci dara militaire yi nag mel ni ku nawloowul fonkuñu CEDEAO yëguñu ko sax te wax ji mooy réew moo xam ni askan wa mer nañu seen boolu muñ fees dell xool yay bëx-bëxi ci métti di nga xam ne njiit yaa ngi leen koy teg soldat sa ñooy jël nguur ga foqarti ko andil jàmm askan wi direct news dama daan yee war a tardé CEDEAO moo war a yëkkati daan yu tar teg ko ci ndoddu takk der yi ngir coup d'état yi wàññeeku waaye nag dafa mel ni daan yi tarul ay daan ci këy dong lay doon ay wax buñ ca noppee jàll ci leneen militaire yi daal di lamb ba xam ne fii nooy na mayetunu Afrique sowu jant dara coup d'état sur coup d'état Dakar Times ne réewum Sénégal moo war a jug ci boppam fipp gi nga xam ne mujj naa am ni ki démboo njaay ci Guinée Bissau mën naa nag rëcc ba laal nu ci MFDC yéene kaay bi ne nañu artu de Dakar Banjul ak Bissau ñoo war a boole seenug doole teg nag takk der ya war yokku dooleel ñi nga xam ne ñoo leen di xibaaru di renseignement yi Sud Quotidien ne la ñu war a mucc kay tey dëgg-dëgg mooy demi-finale suñu digganteeg Burkina Faso suñu gaynde yi nag ña ngay làmbaatu étalon yi Sud Quotidien ko xamle Tribune Sport ne ko gaynde yi nañu xam ne ñëpp ak seen gannaaw tey daal feet la ñu bëgg ndam L'Observateur ne la ñu bëgg kay moo ñu talal leen waxtu woowu la mandat yéen kay xamal ma ne Benno Bokk Yaakaar day tas na réew mi ci élection locale yi ak i ndam Ousmane Sonko ci Vox Populi mel ni ku naan leen jaaxaan di tuur ndox day nax sa bopp la ndax balaa kenn tooy yaay njëkk lóor 24 heures yéene kaay jox kàddu Bamba Fall mi bokkoon ci élection locale yi Bamba ne ànd nag gëm sa bopp am naa ci ndam te sama yaakaar ak sama ànd gëm sa bopp weesu na élection locale vision ak programme moom a booleeg Bougane fas yéene ànd ak moom ba 2024 critique yéene kaay jox kàddu Ibrahima Bakhoum journaliste politologue la Ibrahima ne bàyyi leen xel gëm sa bopp sonn ñu tàyyiwunu ñu ngi ci terrain ba te loolee jox na leen ndam ci élection locale yi te législative yi nañ leen xaar ak présidentielle l'exclusive yéene kaay ne ma ndam la sa Louga bu sàkkal day moo ci gën a doy waar Birahim Diagne jàppale ni mooy meeru sàkkal fanweeri at ba mu doyalee ca mairie ba bëgg fa tegaat doom ja Issa Diagne woo nag Aminata Mbengue Ndiaye renfort Macky Sall woo renfort xale bu ñuy wooye Ousmane Sakal Dieng xale ba jugee France boole leen ñoom ñetti tër moom Ousmane Sakal Dieng nekk champion d'Afrique ak vice champion du monde ci Scrabble moom mooy maire bu Sakal bu yees bi matale yéene waa Sakal wi nga xam ne fanweeri at ñu ngi leen buuxu maire boo xam ni mar day taal yi l'exclusive yéene kaay ne ma seetlu woo leen ni képp koo xam ne waroon nga Khalifa Babacar Sall gannaaw élection locale yee ñu génn dangaa ñàkk ci élection locale yi tribune ne ma élection locale yi jeex na waaye coow la jeexagul ca Pikine ña ànd ak Cheikh Dieng ña ngay xam le ni ndam la seenu ndam la ba def nañ recours Vox Populi ne ma woo nañu waa Yewwi Askan Wi ak opposition bi ngir ñu ñëw jàpp ci Ousmane Sonko jàpp ci te naan Macky Sall soo yemalewul sa yoon gii ak na ngay doxalee réew mi soo moytul la amoon mars dana amaat libération yéene kaay ne ma benn recours bi tey mii de directeur général bu Sénélec xam le na ne ñetti bureau de vote foofee ci diwaanu Kaolack ànd nawle dañ faa andi ay xaj yooyee tere wote ay militant moo tax mu sàkku ñu daal di seeyal ñetti wote yooyu avocat ànd nawle ci yéene kaay bi ne dëgg gàcce fii la mën a yam loo ci mën ci dégg L'Observateur ma ngay xamal ne Macky Sall day tey jii dina soobu lool ci wàllu politique ak coppite ministre yi woo na leen moom Macky Sall suba gi ngoon gi mu woo partem yéene kaay Futur Média bi ba tey ne ma opposition bi day ña ngay teg pression ci Macky Sall ngir ñu tëgg élection législative yi ci weeru juin assemblée nationale wala mbedd ba opposition bi nee ñu Macky Sall yaay choisir Aliou Sow ne man damaa yërëm président Macky Sall na mu war a doxalee mooy njiitum réew waaye warta doxalee ti ni chef de parti Ndiaga Sylla expert électoral ci tribune yéene kaay ne ak parrainage bi ak yeneen i mbir yi laaj te gum élection législative yi yoon waa ngi te wunte jaaree élection yi am ci weeru juin le quotidien ne laataa loolu de sunu ndongo yi jànguñu crise baa ngi ci digg école yi ndongo yi ci seen bopp ñoo mujj génn di ñaxtu ngir jàngalekat yi dugg ci classe yi jàngalekat yi ni dee la nguur ga warloo ak ñoom bu ko deful duñu jàngale laas yéene kaay ne dëgg ndongo yi sonn nañu dem nañu bay saraxu ngir jàng cause de boo nguur geeg syndicaliste yi ñu toog ci table mën a waxtaan source a xamal
xamal ma ne war nañu toog ci table bi ak Mamadou Talla waaye nag nguur la mu waxtaanoon ak jàngalekat yi la bëgg a tàngal ceeb jàngalekat yi nee nañ duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ba tey saafara du ca yomb l'évidence yéeni kaay ne ma Bougane Gueye Dany day bind na président Macky Sall ci crise gi am ci njàng meeg njàngale mi xamal ko ne yow président Macky Sall say njaboot ñooy wax ak yow président Macky Sall ndongo yi say doom lañu say jarbaat lañu say sët lañu yow président Macky Sall waxal ci njàng meeg njàngale mi ndax xale yii ñoo yor suñu ëllëgum réew létt leen mbaa ngeen firi leen waxal ak jàngalekat yi neexal leen su ko jaree waaye suñuy doom dañoo war a jàngi ndax si ñoom la ñu yaakaar ëllëg l'observateur ne ma imaam Aliou Ndao day ma ngay artu xam le na ni wooluwaat nañu ko te bés bu wuy jee la mu dundoon ca kaso ba boo moytul lu ko raw dina ko dundaat bu leen fàtte mukk ni Sénégal day jongante tey demi-finale ak Burkina Faso yàlla ñu ca yàlla may ndam te bu leen fàtte ni coronavirus it mi ngi ci réew mi te day faat mel ni kon Sénégal Burkina Faso tey ji 19h Aliou Cissé nee na final la jëm de waaw en tout cas lu daal mooy mbébétam nag pour wane ne moom pare na nag tey jële ci ngoon ngir laale ak ñi di wax étalon yu Burkina Faso kon foofu ca stade Ahidjo nekk ca Yaoundé lu ci mën tam daal Aliou Cissé démb moom nag mu ngi doon jàkkaarloog taskati xibaar yi ngir nag dikkaat bu baax a baax ci jonganteeg tey jëlee moom ak kii di Joseph Lopi ñoo fa nekkoon waaye nag dañuy dem foofu ca Yaoundé fekkee fa Sadio Habibou Ka mu dikkaat ak ñu nag bu baax a baax ci nag point de presse bi nga xam ne Aliou Cissé amaloon na ko ni ki démb kon Sadio waxtu wi la ñu mën a jàpp nag ci boobule point de presse bu Aliou Cissé. waxee Aliou Cissé ñoo def conférence de presse veille de match mu àndoon ak joueur bi ci mel ne Joseph Lopi ñu jotoon nag tontu question yi nga xamante ne journalistes yi posé nañ leen ko lu ci mel ne alors match bu mercredi bi nga xamante ne c'est très décisif contre le Burkina Faso Aliou Cissé li mu ci tontu moo di nee na xam na équipe bi bu baax a baax ndax jot nañoo tase lu yàggul dara lu ci mel ne éliminatoire coupe du monde et bu ñu ko fàttali ko c'était des matchs âprement disputés mais nee na nag depuis lors il y a une très grosse différence là c'est des tout nouveaux joueurs yi nga xamante ni c'est une toute nouvelle génération ay xale lañ ils ont envie de prouver ils en veulent amul benn complexe lu ñu am rek dañ koy jël ci noonu nag nee na dina xaar match bu méttee ndax ku ko jël ñu ngi koy fàttali di nga dem final bi nga xamante ne soit di nga jouer contre Égypte wala Cameroun mu nekk match bi nga xamante ne moom moo war a amal ni ki jeudi alors Aliou Cissé tontu na itam question bu ci mel ne Ismaïla Sarr gis nañ ne dafa amoon ay gaañ-gaañ ba ci quart de finale bi la dellu si suñu digganteeg Guinée équatoriale mu duggoon ci moment bu décisif bi nga xamante ni l'équipe adverse avait disons égalisé alors ba mu ñëwee nag mu nekk un retour gagnant puisqu'il a marqué alors Aliou Cissé ak Joseph Lopi wax nañ ne Ismaïla Sarr son retour c'est hyper important c'est un point essentiel ça va le permettre de gagner ou bien d'être en confiance ndaxte dina tax équipe bi mën a booster wu attaque bi gën a offensive mu am benn réussite tontu na itam ci question bu ci mel ne célébration bi joueur yi di def gis nañ ne Bamba Dieng moom moo njëkk a célébrer rendre hommage à Pape Bouba Diop c'était en 2002 on s'en souvient la fois dernière également c'était le tour de Famara Diédhiou nee na moom loolu yëgu ko mbir la boo xamante ne joueurs yi ñoom ñoo koy def seen biir et que kontaan na ci bu baax a baax match bi suba la ku ñu fàttali que ne ça va être extrêmement compliqué et que ne Sénégal en 2019 là c'est une deuxième fois de suite Aliou Cissé di yóbbu Lions yi ba ci demi-finale là nag dañuy xaar ndax dina gagner waa Burkina Faso ndax bu ñu jàpp ne naam Burkina Faso a fait des débuts extrêmement difficiles comme le Sénégal qui a fait également un début très poussif mais match là c'est une demi-finale qui va être disputée et que on espère une victoire des Lions. Merci. jaajëf Sadio Habibou Ka ak équipe ba ñu fayabal soxna Fall Pape Moussa ñu ngi def liggéey bu am solo. macha allah franchement parlé ci bi dara umpu ñu nag foofee waaye nag bu fekkee Aliou Cissé nee na moom final la jëm jàppal ne kon entraîneur bu Burkina Faso Kamou Malou nee na ñoom it match bi du yomb de dañuy def lépp lu mu laaj ngir gagné ko. waaw xam nga soo xoolee nag Burkina Faso jamono ñu toll nii nag sur le plan politique ak social dafa bëri ay jafe-jafe te gis na ne nag ñoom ba ñu tàmbalee coupe bi ba léegi ak nag taxawaay gu ñu am lu bëri nag indi na ay coppite foofu ca dëkk ba naam sax ni seen objectif moo nekkoon ek ba ci carré d'as bi maanaam demi-finale bi waaye waxtu wi nag seen mbébét weesu na foofu li Sénégal bëgg la ñu bëgg kon nag tey jële ci ngoon ñu fas yéene nag am match bu am solo waaye nag dañuy delluwaat foofu ca Yaoundé fekkiwaat fa Sadio Habibou Ka mu dikkaat nag ci bu baax a baax demi-finale yi nga xam ne kon tey jii nag la ñu koy door Sénégal bokk ci favori yi gannaaw nag moom ak taxawaayam kon moo fas yéene nag ubbi baal bi ci digganteem ak ñii di waa Burkina Faso kon ëllëg kon ci alxames gi 19h sur nag ñii di waa Cameroun bi nga xam ne am nañ juróomi yoon titre bi ak Égypte juróom-ñaari yoon ñaari équipes yi ñoom ñoo gën a titré ci boobule la Coupe d'Afrique des Nations kon Sadio dikkaat bu baax a baax ci taxawaayu nag yooyu la demi-finale.
ki dalal compétition bi bokk na ci ñeenti équipe yi gën a xarañ yi war a dem quart de finale mooy Cameroun moom mi jot a jël juróomi coupe d'Afrique des nations bëgg na jël nag bi koy juróom-benneel ñu nekk à domicile ab dëkk di ko supporter Cameroun am taxawaay bu baax surtout ak attaquant yu ci mel ne Vincent Aboubakar wala Carlo Toko Ekambi mu nekk équipe bi nga xamante ne moom moo gën a convaincre ci huitième de finale yi laata muy éliminer Comores ak surprise bi Gambie daal di indi li des mooy ñu daal di dëggal li ni mel ci kanamu Égypte bu Mohamed Salah mi nga xamante ne naam ci ndoxteel gi matcham demeewul noonu waaye nag mi ngi yéeg ndànk par ndànk ginnaaw ba ñu perdre seen match bu njëkk ci kanamu Nigéria taxul Égypte daal di jugaat ba ñëw ba quart de finale daal di nag éliminer équipe bu Maroc bi lii di wane ne demi-finale boobee du yomb beneen demi-finale bu ñuy amal niki ni àllarba bi ci kanamu Burkina Faso ak Sénégal lay doon Burkina Faso nag naam kenn xaaru woon ne dina àgg ba demi-finale waaye nag ñoom ay joueurs yoo xamante ne ay xale lañu di def tournoi bu baax a baax ba sax daal di génne équipe bu Tunisie bi étalon yi nag di wane ne ñoom tamit am nañ ay atu ngir àgg ba final waaye loolee du yomb ndax Sénégal la ñuy taseel Sénégal mi nga xamante ne trophée coupe d'Afrique des nations rek moo ko soxal naam ba ñu tàmbali nag bëri woon nañ critique bu baax ku nekk di wax ne jeux lions yi dafa des waaye ñi ngi yéeg ndànk par ndànk ginnaaw ba ñu amee seen victoire ci kanamu Cap-Vert daal di jàll quart de finale daal di nag dóor yu métti Guinée équatoriale mu di monter en puissance bi nga xamante ne faw rek ñu gën ko dëggal nekk ci continuité bi bu ñu bëggee jël seen trophée bu njëkk bu coupe d'Afrique des nations ginnaaw bu ñu perte finale atum 2002 ak 2019. jaajëf Sadio Aboubacar kon Mame Mbaye yaa ko dégg noonu ngoon la nag 19h foofu ca Stade Aïda Diop nekk ca Yaoundé Sénégal fas yéene ci laale ak ñi di waa Burkina Faso en tout cas lépp nag dinañ ko mën a nag décortiquer ci ngoon président bi 18h leen nag ak émission Zoom Kan ñu fas yéene ci ànd ak président Lamine Gueye ak ses consultants ëllëg kon 19h Égypte la ak ñi di waa Cameroun monsieur le maire kon li ma fi gënoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. jaajëf borom jëm si Cheikh Dougar kon nag rendez-vous bu ci kanam suuti yaa ngi suba teel incha allah ñu dikkaat bu baax a baax tamit ak suñu envoyé spéciaux foofu ca Bafoussam di Sadio Pa Moussa ak kii di Soxna def nag waa les dernières informations concernant cette Coupe d'Afrique des Nations surtout demi-finale